Bah, aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions à répondre, mais du fi xaj question yëpp du fi xaj mais am na ay questions yu bari yu ma war a répondre ci naka laa jógee Sénégal ba Allemagne ba Suisse ba Belgique ba France sans passeport sans pièce d'identité. Bon, pour commencer dinaa répondre questions yi bari na trop. Et c'est quelque chose que j'ai jamais parlé en public mosuma see wax mais nit yu bari dañ ma koy laaj Maroon naka nga def ba jógee Sénégal ba Allemagne te yoroo passeport, naka nga jaare yoonu suuf ba jógee Sénégal ba ak si Allemagne te mosoo dugg avion affaire yooyu noonu. Bu ma demee Suisse bu ma nekkee Suisse pareil dañ ma ko laaj naka nga def ba ñëw Suisse te yow nga ni mosuloo jël vol naka fan nga jaar affaire yooyu noonu. Belgique pareil bu ma ñëwee France tamit dañ ma ko daan laaj. Xam nga mu nekk histoire boo xam ne ñu bëri dañ ma koy laaj, am na ñoo xam ne dama leen xam depuis yàgg na mais ba léegi su ma leen jotee téléphone dañu wax ne moom franchement sa histoire ku ma ko wax daf ci bëgg a xam lu bari quoi. ñi ma siy laaj bari na trop ñu bëri ñoo xam ne ñëpp ñenn ñi su ma leen expliquer mooy loolu dañuy nekk xam nga dañuy triste, ñenn ñi borom xol yu rafet yi su ma leen expliquer ñu jooy, tu vois. Et puis vraiment c'est histoire la boo xam ne man sama bopp daal ma si wax lu bari mais aujourd'hui dinaa jël le temps pour wax si parce que ñu bari dañuy bëgg saa yi ma gisee gis naa ñu bari saa yi ma gisee dañuy bëgg di waxtaan ak man si loolu. mu nekk tamit voyage boo xam ne voyage bu metti la franchement voyage la boo xam ne yéenewuma ko kenn man sama bopp, yéenewuma ko sama rakk, yéenewuma ko sama xarit, même sama pur ennemi duma ko wax ne ko ni jëlal yoonu suuf bi nga jaar Libye pour ñëw Europe. Ndax si c'était à refaire aujourd'hui ak lu ma dund foofu lu ma ko mënoon di dund lu fa mën di xew lu métti je vais essayer de trouver une autre voie. Mais vraiment pour dire la vérité, il y a eu tellement de morts. Dee gi bari boo xam ne du may bëgg di si delluwaat dans les moments où j'ai passé, du ma bëgg di dundaat moment yooyu noonu ndax toujours damay bëgg rek di ko fàtte di jëm si kanam. Ndax dafa metti nga ànd ak nit si yoon nga ànd ak nit mu ne la su ma dee fexeel suñu waa kër xam ne dee naa, kooku dee te mënoo wax seen waa kër ne kooku dee na ndax xañ na bi jëloon na numéro téléphone jox la wala yu demee noonu. Numéro boobu noonu da ngay toll circonstance yoo xam ne yow sa numéro bopp sax mënoo ko këru bay jël beneen numéro beneen, kooku tey day dee ay mbokkam duñ ko mën a xam, yow numéro perte nga ko mënatoo wax ay mbokkam ne kooku dee na, dafa metti. Bon il y a bu ma lancé challenge bi pour demander yaa kan moo xam nga ñen ñoo am ay questions yu ñu posé, bah je l'ai fait juste sur sama story laa ko bindoon, mais j'ai vu qu'il y a tellement de personnes qui m'ont demandé et comme j'avais commencé à parler de ça et il y a tellement de choses qui s'est passé dans le voyage que j'ai fait moi. Première question, il m'a dit Maroon, comment t'as quitté de Sénégal jusqu'en Allemagne sans passeport? Keneen ki mu ne Maroon, ça c'est impossible. Si c'est possible, faut jamais dire c'est impossible parce que j'ai quitté Sénégal ba Allemagne sans passeport et c'est bah am na côté boo xam ne sax dinaa la mën a nangul ne la c'est impossible mais c'est quelque chose que j'ai fait, du coup on va dire que c'est possible. Mais parce que c'était voyage bu metti la woon boo xam ne même ñu ma gën a jege lu ci bëri du ma leen ko expliquer quoi, ndax dafa am lu ma si daj loo xam ne du may bëgg di ko dundaat comme ni ma ko waxee sànq. Voyage bi bu may ñëw African Tourist laa jël ndax dama fayoon billet. African Tourist dafa ma su ma waxee tur bi sax publicité la waruma ko woon wax mais dinaa ko wax. Dama fayoon billet dañ ma waroon yóbbu ñoom ba Agadez, après ñu agsi Bamako, mais voyage bi fu muy tàmbalee métti, fu dépense yi tàmbalee bu ngay duggee Mali. ndax je me souviens premier montage bi mu dugg Mali dañu wàcc ñun ñëpp bus bi ne ñu dañuy fay 2000
après ñu fay ku nekk 2000 ñu bàyyi ñu foofu yéegalaat ñu yéegaat ñu daw ay 50 kilomètres après ñu dal ci beneen montage ñu ne ñu da ngeen di fay 3000 ñu fay 3000 noonu lañ ko jàppee. Mali presque mën nga faa am 10 20 montages policiers yoo xam ne ñoom ñëpp seen yoon nekkul si dara dañuy ñëw rek ñii ne da ngay fay 2000 ñii da ngay fay 5000 ñii da ngay fay 10 000. après ñu jógee Mali ñëw Burkina Faso fa la coono bi tàmbalee on peut dire parce que man je me souviens bu may ñëw damaa feebaroon feebar bu métti bu may ñëw. après benn copain benn xarit bu ma àndaloon la plupart ak beneen suma keneen bëgguma jaar seen tur yi ñu ma àndaloon mais c'est des frères yoo xam ne mën naa ne sauvé nañ ma. kenn ki moom il m'a sauvé 2 fois parce que ci désert bi je me souviens mais dinaa ji accès après bu ma feebaree feebar bu métti dem ba mënatumaa lekk après bu ñu ñëwee Burkina Faso ñu gis fa benn genre lekk boo xam ne booy ko xool da ngay daw mais comme man damaa feebar damaa ñëw gis affaire bi rek mu mel ne dañ ma cee xiirtal bon affaire yi ci nekkoon du ma ko mën a wax mais ci laa tiim di ko lekk ba ñëpp di ma seetaan foofu laa wéree foofu la yàlla defoon ni fa laa war a wéree après nag fa laa jëlee tuuti force di débrouiller après bu ñu ñëwee ba bu ñu jógee Burkina Faso premier montage dañu wax ni 15000 ngeen di fay foofu lañ fayee 15000 deuxième montage ñu ne 15000 troisième montage ñu ne 15000 quatrième montage pareil cinquième montage bi ñun suñu xaalis jeex mënatuñu woon dem non cinquième montage bi ñun 3 la ñu woon man ak suma beneen booy bi dañ dese woon yaakaar naa ku ne 20000 beneen copain bu ñu àndaloon moom xaalisam comme bu ñuy ñëw rek dañ la wax ne yoon bi nii la xaalisam da ko bàyyi woon ginnaaw daanaka te pour yaayam mën ko dugalal xaalis le lendemain bi la doon après mais ñu def solidarité ñun ñu fay 5000 yi ñu dese woon man ak suma beneen booy bi ñu jox ko après fayal ko 10 000 ñu génn après on a dépassé Burkina Faso on a dépassé presque 150 000 après ci lañ dugg Niger bu ñu duggee Niger guddi lañ dugg Niger bu ñu duggee Niger ñu fanaane waat daw ba bët set ci lañ àgg Niamey non dañ fanaan waat beneen le lendemain bi lañ fanaane waat daw ba bët set ci lañ doog a àgg Niamey bu ñu àggee Niamey bis bi ñu fayoon pour mu war ñoo yóbbu ba Agadez ñu ñëw Niamey borom bis bi bàyyi ñu foofu am ku ñu booleel moom dem ñu dafay ñëwaat jël si ñu ndekete bi ñëwaat jël si ñu ndekete daf ñuy yekkale si benn genre van borom van mi dañ koy dolli ku nekk 20 000 pour mu jàllale ñu woote le lendemain ñu woote ñu dugalal ñu ku nekk 20 000 après ñu jàll après xaalis bu ñu dese woon ñu def ko suñ poste ci lañ dem ba Agadez après bu ñu demee ak ñu àggee Agadez fekk fa Koutubo je vais le dire Koutubo trian la sàcc la ndax ñun sax mën naa ne ñun 3 li ñu sàcc bariwul ndax ñun 3 ku nekk 10 000 la ñu sàcc mais am na ay copains yu ñu fa dajaloon yoo xam ne xañ na Gambien yi ñoom dinañ xam Koutubo ndax ñu ngi ko def bari na quoi franchement Gambien la boo xam ne Agadez la nekkoon di kook sóoru moom ak beneen naar bu tudd je me souviens plus fàtte naa turam bi nu mu tudd foofu la nekkoon après mais bu ñëwee ñun Koutubo bu ñëwee ñun argent de poche bi ñu yóbbante woon bu ñu yoroon ndax dañ bàyyi woon suñu xaalis si ginnaaw suñu argent de poche bi dafa dugg Koutubo nañu suba lay dugg dinaa leen ko am ku ma leen ko joxoon non daf nañu dinaa ko jox chauffeur bu ngeen départ ñu départ ndek rek joxu ko chauffeur bi yeneen booy yi ñu xam ne booy Touba yi ndajeeloon ñooñu mu ne leen da ngeen di fay fii ba Tripoli ku nekk 350 000 ñooñu fay ko ku nekk 350 000 après ñu dem ba Samaxa mu sànni leen foofu noonu lekk seen xaalis mais après je vais continuer par Agadez après bu ñu accès Agadez ci guddi gi ci lañ wax nañu da ngeen ci lañ jox ku nekk 2000 ñu jël ku nekk 2000 dem jënd bidon bu ñu def ndox boobu ñu xamuñu nu muy demee dem jël bidon bi ci lañ def ndox bi affaire bidon yi ñu def ndox et après bidon bi je m'en souviens ñu jënd bidon jënd kaala jënd ay lunettes jënd gari ak meew ak benn pot bu ndaw boo xam ne ci ngay def yëngal affaire bu ngay lekk
booba ñun xamuñu woon désert bi nu muy demee quoi ñun pour ñun rek da ngay ñëw rek dina métti mais du àgg fu mu àgg daal. Après le lendemain je me souviens jour mercredi la woon ci guddi bi mun na ñëw da ngeen di dem quoi ñun xamuñu nu muy demee mu jël pick-up 4x4 après dinaa dugal photo yi si c'est possible ci la jël pick-up bi ginnaaw pick-up bi ci la yam 28 personnes on était 28 si ginnaaw pick-up bi. Après ñu départ si guddi bi bant bi ngay jël roof ko après je mets les photos bant ngay jël rek nga roof bant bi ci bant boobu noonu mooy sa ceinture de sécurité sa bidon ndox ne ci biir ak pot bu ndaw bu nga yëngale sa lekk bi ak mbuus bi nga def lekk bi. Après ci lañ daw ba si guddi bi ñu daw ba si guddi ñu daw nañ lu bari daal environ ay 80 kilomètres yooyu ci biir désert bi. Oto bi dal si benn xeer fay quoi mënatul tàkk amatuñu réseau mënuñu woote mënuñu def dara fekk ñu nekkoon foofu di xeex foofu noonu ñuy xeex je me souviens benn Guinéen dañ doon xeex ba mu xëm ba gars yi ne dee na bañ génn ko ba teg ko ci suuf heureusement balaa ñuy dem am ko sotti ndox rek mu ximali ko loolu moo tax bàyyiwuñ ko foofu ci désert bi. Après ci lañ daw buñ fexee ba dépanner oto bi ci lañ daw 3 jours buñ dawee 3 jours ñu dem ci benn dëkk après ñu dugaat foofu ndox affaire yooyu noonu boobu ñun yëpp sonn nañ ndax ci désert bi lañ nekk et désert bi c'était amul garab amul xeer amul picc sax doo ko gis suuf bi rek ngay gis xeer yi suuf bi ngay gis bu nooy bi ak asamaan si suuf si asamaan si jeex na amul garab amul ndox amul dara. Après noonu lañ def di daw ba je pense 3 jours après encore ci lañ di doog a ñëw première dëkk bi ñëw baaxee bu ñuy dugg si baaxee ñu sànni si ñax yi nekk foofu denc ñu fa. Je me souviens am na benn booy pël bu ñu àndaloon fu ñu denc si biir ñax yi foofu noonu foofu la réer. Après ndax dafa génn si ñun dañ ñoo def nañ groupe benn yoon ñu def ñun ñëpp groupe moom mu jéem a écarté wu tuuti am fu mu toog. xaw ma nu mu demee noonu daal dans 10 minutes on l'a perdu gisatuñ ko quoi xamuñu fu mu jaar ci àll bi affaire boobu noonu te mënuñu ko seet. Après ñu dem ba guddi ci la gars yi indiwaat ay oto yëpp ñu si quoi dugal ñu biir baaxee dugal ñu benn kër foofu noonu ci kër googu lañ nekk je pense un ou 2 jours ñu ñëwaat benn jour rek indi benn oto yéegalaat ñu si oto bi yóbbu ñu Gadro. Après bu ñu yóbboo Gadro ci lañ jëlee Gadro je pense que booy yi ma doon expliqué ne Koutoubou dafa lekk seen 350 000 Gadro la leen bàyyi bu ñu ñëwee ba Gadro te dafa leen waroon yóbbu ba Tripoli bu ñu agsee Gadro Kokso bu nekk foofu noonu ñoom buñ ko waxee ne ko ni Koutoubou lañ fay wut dañ ko def ne war a jàllale te on était témoin bu ko booy fay 350 000 mu ne non Koutoubou fa yoreluñu quoi. Après ñun foofu lañ leen mujjee bàyyi. Non def nañ foofu noonu une semaine xaw ma 2 semaines daal comme ça je m'en souviens plus parce que affaire bi dafa yàgg trop. Après def nañ foofu 1 ou 2 semaines comme ça ñu ne ñu du ngeen génn dañu tëj si biir kër gi amuñu woon droit génn amuñu woon luñ lekk amuñu woon dara te amuñu droit génn ndax xam na ne bu ñu génnee mën nañoo daw quoi ndax dañoo tëj ci kër gi bu ñu agsee ci kër gi dañoo tëj nañu da ngeen di fay ku nekk 250 dinars yéen ñi fi oto bi dugal yëpp. ñenn ñi ñu jàpp leen dugal leen foofu noonu je me souviens am nañ benn boy boo xam ne am na suñ benn copain wax ne après ñun moom mooy njëkkoon a dem quoi ñun Tripoli lañ ko fekk moom dafa dëppoon dellu Gambie am foofu benn accident affaire yooyu noonu mais mën naa ne ñoom ñoo li gën a yokk situation ñoom ci lañ bokk ndax ñun bu ñëwee benn prison bu ne foofu lañ tabax ñoom defar seen prison foofu noonu ñoom nee nañ ci biir prison bi lañ ko dugaloon quoi am na suñ benn copain bu ñu àndaloon jot nañ koo dugal foofu noonu te foofu. bu ñu fa dugalee duñ la jox lekk booy ñu fa dugal la plupart ñëpp dañuy dem ba taxali ko seen sago ndax duñ leen lijjanti seen yoon nekkul si ñoom. Après noonu lañ def ñu nekk foofu 1 ou 2 semaines pomme de terre lañ doon baxal booy yi nga xam ne yàgg nañ fa léegi amoon nañ droit génn ñoom buñ génnee dem liggéeyi bu ñëwee ñooy indaale pomme de terre ñu baxal pomme de terre bi suy ci jumbo dagg soble def ko si affaire boobu la ñuy lekk 1 ou 2 semaines bu ñu fa nekk yëpp loolu la ñuy lekk. ñu def na ba benn jour ñu ñëw jël si ñu nañu yéen ñi fayoon da ngeen di jàll Tripoli
mënuma wax lépp parce que y a eu tellement de morts ci désert bi du may bëgg di si dellu ndax désert bi foo romb rek da ngay gis ñu wàqe rek oto day daw ndax ci désert bi oto yi essence lañu doon oto yi dañoo gaaw trop oto yi dañuy daw oto bi naaw dal si benn xeer tàkk 10-15 personnes de ñoom dañuy wàqe rek suul seen yoon nekku si da oto bi day daw kenn wadd mën naa dee seen yoon nekku si ndax fu may waxee ni sama copain bi dafa ma moom sauvé na ma une deuxième fois dafa am foo xam ne oto bi dañ doon xeex di xeex après ñun ñoo doon arrangé oto bi bu ñu arrangé oto bi ba pare man awma fu ma yéeg ma toog ci tànkam taxaw tiim ko am benn instant ma xaw a nelaw nag rëcc fekk ne ni mu toogee woon ci digganteem laa nekk bu ma rëccee rek mu téema loolu moo tax may wax ni moom moo ma sauvé 2 fois c'était la deuxième fois après bu ñu jëlee foofu noonu je pense def nañ 2 semaines encore pour àgg Tripoli parce que dañu doon wàccee léeg-léeg ñu wàccee ñu fenn dugal ñu si ay cantine tëj ñu wala ñu dugal ñu si ay conteneur tëj ñu affaire yooyu noonu di la maltraité di ñu maltraité ba ko bu ñu àggee Tripoli mais yoon bi metti na mais boo agsee Tripoli moo gën a metti boo agsee Tripoli moo gën a metti parce que boo xasee teg sa tànk yoon bi yëpp danger la mais Tripoli moo si raw ndax une fois nga teg sa tànk Tripoli rek c'est fini aller la boo xam ne amul retour même boo bëggee dëpp dellu ginnaaw munoo dellu ginnaaw il faut nga toog bu ñu agsee Tripoli foofu lañ nekk fa c'était dur di lijjanti luñ def ba dem affaire yooyu noonu luñ def affaire gaal bi ñu ne foofu noonu du ma bëgg a tudd ay tur mais am na ñoo xam ne tamit foofu noonu dañuy jàppale trop dañuy jàppale tellement mais dafa am yoo xam ne tamit seen tur xañ na bëgguñu mu génn si quoi après di leen sant di leen gërëm tamit ñoom ñëpp xam nañ quoi jàppale nañu foofu noonu affaire yi macha allah après ba un jour ñu war a dem connexion mooy fi ñuy jëlee ji fi ñuy dem si ndox mi di jëli gaal bi quoi fu ñuy war a demee si fi gaal bi ne ci ndox mi foofu la ñuy wax connexion ñoom bu ñu dem connexion ñu yem ñu si oto bi rek ñu génn rek bandi yi jàpp ñu foofu la galère bi tàmbalee ñu génn rek ñu kidnappé wala oto bi chauffeur bi yëpp jël ñu am fu ñu yóbbu am genre prison quoi dañ lay jaay buñ la xasee jàpp moom wax bi rafet wala mu bañ a rafet vraiment buñ la xasee jàpp lañ lay jaay buñ la xasee jàpp c'est fini